Bonsoir à tous, salaamaaleykum mbokk jeeg yi di merci beaucoup de nous suivre sur la télévision Futur Média comme ni ngeen ko tàmbalee mardi bu nekk dañ leen indil li nga xamante ni moom mooy seen émission préférée bi L'Oeil du Tigre. L'Oeil du Tigre miin ngeen ko dafa ànd ak innovation dafa ànd ak yoo xamante ni macha allah moom lañ leen di tànnal comme vous l'avez vu je suis seule sur le plateau mais je serai pas seule ci biir émission bi tonton Tafa mu nga foofu ci France fas yéene ñoo defal ay interview d'enfer fas yéene ñoo defal li nga xamante ni moom mooy jël bi fu lépp loo xamante ni daf leen di neex rek dañ leen koy indil ci biir L'Oeil du Tigre waaye du ma ci yàgg ci loolu dama leen di indil loo xamante ni miin ngeen ko ci muy ñi nga xamante ni ay référence lañ ay notable lañ leen di wooye fii ci suñu biir réew ñoo xamante ni ay ndaanaan lañ ci seen biir domaine tey ki nga xamante ni moom laa invité sama mbokk téléspectateurs yi c'est un syndicaliste boo xamante ni mu ngi juddu en 1951 le 17 novembre juddoo foofu nga xamante ni moom la ñuy woowee Kaolack papaam nekkoon nag fonctionnaire bi tax mu nekkoon moo tax ñu doon wër toutes les régions du Sénégal di wër di dem fu ne alors ci la daal di defee formation professionnelle am li nga xamante ni moom mooy en électronique après spécialisé wu ci électropneumatique kooku nag moom mooy syndicaliste bu mag bi nga xamante ni moom moo nekk ndaanaanu L'Oeil du Tigre waaye yemul foofu ki nga xamante ni moom moo ko inspiré mu ngi tudd Abdourahmane Ba dafa nekkoon formateur Abdourahmane Ba dafa nekkoon ki nga xamante ni moom mooy mentor am Abdourahmane Ba ci gàttal moo ko gën a inspiré ba macha allah mu mën a bokk ci yenn syndicat yu mag yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Sénégal ba nekk njiit li tey alors moom moo nekk njiitu Confédération nationale des travailleurs du Sénégal ki may wax miin ngeen ko xam ngeen ko bu baax surtout yéen travailleurs xam ngeen ni yàgg na leen fi nekkal surtout yéen travailleurs xam ngeen ni yàgg na fa défendre seen cause alors moom nag ki nga xamante ni moo ko njëkk a inspiré ba tax ba mu nekkee ci structure boobu mu ne dafay jàppale ay moromam dafay jàppale ay nawleem ba ñu mën a nekk ci condition yu favorable ci condition yoo xamante ni macha allah yu désirable alors moom mun doon liggéey fi nga xamante ni moom mooy compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba miin ngeen ko bu baax alors moom nag ba mu fa nekkee ci la daal di gis condition yu métti yi nga xamante ni moom la ay nawleem nekkaloon mu ne déedéet dama koy xeex déedéet dama leen di jàppale ñii damay nekk ñi nga xamante ni moom mooy seen porte parole damay nekk ki nga xamante ni moom moo leen di xeexal ba ñu nekk dans de meilleures conditions miin ngeen ko moom moo nekk actuel secrétaire général de CNTS xam ngeen ko moom li nga xamante ni mooy Confédération nationale des travailleurs du Sénégal ki nga xamante ni moom la ñu dalal tey tonton Mbaye Fall jàpp ci dem ba këram defal ko li nga xamante ni moom mooy interview jàkkaarloo kooku nag du kenn ku dul Mody Guiro xam ngeen bu baax Mody Guiro tonton Mbaye Fall moo demoon defe ji jàkkaarloo bi ak moom nañ ko seetaan dellusiwaat léegi ci plateau bi à tout de suite. jërëjëf si dalal bi mu dalal fii si fi ngay liggéey di wax rek nga présenté wax yaay kan pour téléspectateurs yi ak amateurs yi xam yaay kan. jërëjëf maa ngi leen gërëm di leen sant di nuyu Tafa Gueye le grand champion le Tigre de Fass qui est une référence dans la lutte sénégalaise émission L'Oeil du Tigre buy joxe ma avis c'est l'avis de l'expert ñu gërëm ko sant ko encouragé ko aussi ci émission bi di leen gërëm ci seen teewaay di gërëm Fama Thioune ak Madou Diaw ñi nga xam nañu aussi ñoo ngi def liggéey bu rafet ci TFM ak ci émission bi nga xam ne bi moom la ñu dalal tey fii ci CNTS. dana doon laaj rek deuxième question bi ban sport nga mos a def si sa enfance si sa jeunesse. ci man nag sportif laa mos a nekk waaw def naa sport bu bëri. ban ak ban par exemple. bool madame Sock xam na ma bu baax bu ko seetaanee xam na ni dribblé naa plusieurs fois ci terrain yi maa ngi koy nuyu au passage def naa tennis de table man karatéka la di nuyu médecine CV seen si Diouf. bu raffinerie di nuyu nu mu tëddee kii Sensé Lo Yatma Lo donc ñoom ñëpp xam naa ni waaye nag yow moo fi ñëwoon ñoom ay ponkal la ñu woon man nag ci basse catégorie bi laa nekkoon mais def naa pour dire def nañ sport def naa judo làmb nag moom mosuma ko def bu rek waaw mos naa ko def ci suñu village parce que man maa ngi dëkk jóge Sénégal oriental suñu dëkk booru sama yaay Sende bu la nekk ñun Seleng mais ñu dem suñu dëkk yaay benn vacances jóge ville ba ñëw rek après les récoltes waa dëkk bi daal di tëgg kii mbapat ñu taal matt yi ñu bëre mu neex rek
ma dëkk benn waaye xim bala maa xim yenu na ba ci suuf dóor jël bu metti la ma dóor quoi foofu daal boobu laay fàttaliku. mais kon amateur làmb nga. waaw làmb moom neex na ma du ma faral di dem fële nag lu mu tëti stade mais ñun ba may nekkee Taïba am naa benn camarade responsable yal na ko yàlla yërëm Abdou Niang nekk na sa doom dem na ba fédération bu lutte bu xam fédération bu Thiès CNT bu Thiès ma nga fa woon mais était responsable chez nous mais suñu premier mai moom da doon tëgg làmb daf ñu doon impose ñu def làmb on a fait lutter des délégués du personnel pour animer entre ñoom mu animer suñu biir dañ ko doon def donc làmb bëgg mën na sport la culture la suñu bopp donc buñ ko rafetalee mu rafet suñ ko yëkkatee mu jóg te foo ko teg rek mën naa dem donc man je pense que ni làmb dañ ko war a jàpp daal waaw ndax li muy ëmb yëpp. mais li nga wax yëpp léegi nii kan mooy sa lutteur préféré? man nag man awma lutteur bii lutteur wax dëgg yàlla dama tëddee njaaxaanaay waaw parce que xam nga am na fooy toll léegi li ngay seet rek mooy l'efficacité la compétitivité hein et le champion quoi waaw moo tax mbëri ku ci nekk il se val waaw. yan combat moom nga seetaan te doo ko fàtte ni entre nous man su ma demee su ma bëree problème lool pour ma décompresser dindi problème bi léeg-léeg ma seetaan damay zappé su ma gisee làmb fa laay kale su ma gisul làmb bu dem seeti sax film chinois wala leneen parce que action yi daf may permettre ma dindi nekk sans bopp mais su may koy xool aussi dama ci gis ay stratégie nit ki nga xam ne jekku nañ ko mu fexe ba génn ci niñ ko jekkoo da lay jox réflexion ci boo nekk ci difficulté man noonu laa koy gisee sport boobu quoi ci kii yooyu noonu laa koy gis donc di nga gis ñoo xam ne ñi ci làmb yi en tout cas li ma seetaan marqué ma làmb diggante Eumeu Sène ak Gris Bordeaux waaw c'est un très grand combat parce que combat bu dafa metti dama ko seetaan wax dëgg yàlla metti ci préparation metti ci pression parce que ku ci nekk yaa ngi sa boor bëri nañu bëri bu metti waaw dóorante nañu bu baax a baax bëri nañ ko tricher ñaar ñëpp waaw ils se sont donnés à fond ce combat là je ne l'oublie pas parce que gis naa ni daal bëri nañu ku ci nekk la nga waroon def nga ko ci pour am la victoire mais yàlla mooy joxe victoire comme ñoom ni ñu koy waxee. waaw léegi mon secrétaire général léegi ban jël moom moo la gën a impressionné am na ay xatar bi am na ay galgal am na ay caxabal ainsi de suite yow ban. xam nga damay gis jël yu rafet par exemple bu ma jëlee le combat Yékini ak Balla Gaye. waaw Yékini c'est un champion. Absolument. C'est un grand champion Balla Gaye parce que li ma gis aussi mooy man li ma gisoon xaw a ragal gis ni lii dana am moom wanewul loolu il a attaqué xam nga la confiance dafa baax ci nit nga xam ne lii laay def nga am confiance j'ai vu la confiance tawu génn reculé wul arrière wu def na li mu war a def attaqué na daan na donc boobu aussi mooy marqué na ma ci yëll bi ngay wax quoi. waaw Yékini Balla Gaye formidable. beneen bi c'est peut-être jël bi ngay wax mooy bu Tapha Tine premier bu ma ko gis dafa yàgg. foog naa boobu mi ngi commencé bëre mu yenu benn waay daal. Yékini junior. Yékini junior waaw xaw ma kan en tout cas daf ko yenu ba ca kaw. comme ça. et puis d'une manière belle. dóor ko ci suuf ma daal ne ki ma nekkoon sama njaboot ma ne ko kii day. waa ji ma gis nii. il ferait un grand champion. oui en tant que syndicaliste bu mag ñu gisee tey problème yi nga xam ni moom la mbëri di soulever ñuy wax ay dañ war a plafonner seen cachet wala dañ ko war a libéraliser. man dama nañ waxante dëgg nañ ko libéraliser seen doole la da nga leen di woo ne kaay diw kaay bëre. yow nga am liberté dem ne man lii laa am
ñoom ñu ne lii la ñu bëgg mais je pense que dañuy bàyyi ñu libéral ñu waxtaan ba juboo mais à mon avis c'est mon sentiment mënoon ne dama kii du ma naa mais par contre dama yaakaar ni comme ouvrier bi nga xam ne bi 100 000 francs lay am ci usine tàngal bi muy liggéeyee wala feneen fi mu nekk ci biir conserverie te 100 000 francs yooyu wala 120 000 francs yooyu soo ko compter 100 000 par weer 1 200 la par année ci at mi moom lay am te at weer bu ne mu fay impôt ba làmb ji aussi dañ naan ku am à partir de tel niveau vraiment na nga fay impôt parce que ñun ñëpp ay citoyens lañu. léegi lan mooy ce dernier message à l'endroit des amateurs ak téléspectateurs. man li may wax rek mooy nañ jàppale làmb ji ah jàppale bi c'est multiforme bon fexe ba mu nekk sport boo xam ne bi violence bi dana wàññeeku waaw parce que pour moi la lutte n'est pas violente même bu fekkee dañuy dóorante sport la sport de combat la comme on dit dafa am sport de combat am yeneen sport ya du sport de combat donc jàpp ni acteurs yi promoteurs yi ak du mu tuddati sponsors yi parce que aussi il faut sponsor jàpp ci pour mun nañ leen jàppale parce que sponsor bu ñëwee c'est pas de l'argent jeté au-delà de la publicité mais am nañ visibilité mais aussi c'est une action qui n'est pas mal pour l'économie parce que aussi au-delà de ce qu'ils font ils contribuent un peu à l'éducation de ces jeunes et tous ces acteurs de la lutte donc di gërëm ñëpp en tout cas di sant ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk muy yéen ñi nga xam ne yéen journalistes yi ci débat yi ngeen def topp affaire bi wane lutteurs yi ñu leen di xam parce que quelquefois duñ leen xam ak li ngeen ciy wane facettes yi génn yëpp mais nañu wane rek yi nga xam ne li mooy li gën li positif ba pare bu ñuy wax aussi même su amee ay jafe-jafe ay problème nañ gën a boole nit ñi mais bu ñu appesantir ci li nga xam ne daf leen di xaajale wala daf leen di féewale nañ defar rek quoi parce que defar moo baax ci suñu waaw. merci beaucoup tonton Mbaye Fall yow nag yaa ñu defal ji woon jàkkaarloo bi ñu jàkkaarloog syndicaliste bu mag boobu boo xamante ne dañ ko ràññee ci biir liggéeyam muy Mody Guiro pare guñ ci moom dinañ dellusiwaat léegi-léegi ci kanam ak moom waaye balaa boobu ma may leen cumbukaay dañuy seetaani cumbukaay dellusiwaat léegi ci plateau bi à tout de suite. cumbukaay du ñàkk ci làmb gis ngeen yu baax yi nga xamante ni moom lañ leen di wan moom mooy neexal làmb nag moo koy jox cas gi nga xamante ni moom la mbëri di gën a wóoloo seen bopp léegi nag suñu invité bu baax boobu muy monsieur Mody Guiro daf leen may ay xeetu tuus yu baax ay xeetu baax kat yoo xamante ni ay xeetu baax yoo xamante ne du ñàkk ci làmb alors tuus bi mu leen njëkk a may nag muy Papa Sow la leen njëkk a may après mu daal leen ci tegal tuusu Tonnerre après mu daal leen ci tegal tuusu Malick Niang après mu daal di jeexaleeg li nga xamante ni moom mooy tuusu Nes ak Ousmane Diop nañ ko seetaan dellusiwaat léegi tous Pape Sow. Papa Sow. tous Papa Sow maa ngi koy may téléspectateurs yëpp ak amateur lamb yëpp
waaw. Sow keneen xoolal lii la Tonnerre Tous Tonnerre maa ngi koy may amateur yëpp ak téléspectateur yëpp ñuy seetaan TFM man Mody Guiro. C'est bon, allez. Tous Malick Niang. Tous Malick Niang. maa ngi koy may amateur yëpp ak téléspectateur yëpp. waaw. À tous. Diop. maa ngi koy may téléspectateur yëpp ak amateur yëpp. maa ngi koy may amateur yëpp ak téléspectateur yëpp.
muus mënta ñàkk ci làmb donc gis ngeen yu baax yi nga xamante ni suñu invité spécial bi moom la leen mayoon léegi nag dañuy jàll ci ay questions techniques yoo xamante ni monsieur Mody Guiro moo ko posé ki nga xamante ni moom mooy tonton Tafa te tonton Tafa nee na tontu du forox depuis Paris la ko fas yéenee tonton ñu daal koy seetaan daal di dellusiwaat léegi-léegi ci plateau bi daal di àggali. li may laajte mooy li may laaj Tafa Gueye est-ce que niveau arbitre yi ci làmb ji ànd naag progrès bi nga xam ne moom na làmb ji tollu tey loolu laa koy laaj mooy première question maanaam est-ce que ñiy arbitrer làmb yi tey seen niveau tolloon naag fi làmb ji toll tey. boo ma laajee ci arbitrage nag nekk na loo xamante ne lu may sañ a wax la pourquoi lu muy mën a wax la mooy déjà pratiqué naa làmb am na fu ma sentirul arbitre bi te toog naa aussi seetaan ay làmb yoo xamante ne da ngay gis ne Samba moo daan ñu jox Demba victoire bi ñëwaat encore Demba déposer recours am ñu jox ko victoire am nga ñëw gis ñaari mbër yu bëree ci làmb ji kenn ki daan taxaw manifester victoire am ñëpp gis na moo daan aussi ñu delloosi ko dans l'arène mu bëre ñu daan ko mu demaat jox ko victoire am mbaa ñu xañ ko fekk moo daan parce que tam règlement dañu sañ wax rek ne kenn du ko interpréter lu ñëpp bokk la kayit gu weex la ñu bind ko mbind mu ñuul donc léegi amateur de lutte yi xam nañu ku daan ak ku daanu pour xool ku daan boo xoolee ku daan en tant que arbitre da ngay juum da ngay xool ki daanu tant que yaa ngi xool ki daanu rek di nga gis ne lii moo xew mais aussi encore arbitre yi léegi pour mu muñal leen dafay xaw a jafe maaw pour nga muñal leen dafay xaw a jafe pourquoi muy jafe mooy ñoom 3 lañu ba pare am superviseur ci ginnaaw buy siffle muy 4 donc bu erreur amee rek dañuy neex a blâmer par exemple Mbaye Fall bëri na ak Mao Cissé Mbaye Fall daan na Mao Cissé Mao Cissé di ko contesté mais ñu dem ci caméra bi xool buñ ko daanee juge ne daan nañ ko mais ñu xam ne daan nañ ko ñëpp ñibbi gentiment moom sportivité mais tant que arbitrage yu vidéo ñëwul ci làmb rek gars yi nañ duñuy dañ di tout le temps di casse di junal may daan junal mooy daan. beneen question bi may laaj Tafa Gueye mooy mbëru làmb yan sport la mën a yokk ci li muy def pour yokk performance am. ba yan discipline la mbër mi war a def pour yokk ko ci boppam maanaam loo xamante ne bu ko boolee ci li muy entraîné na ko jël njëriñ benn basket ñaar rugby ñett athlétisme ñeent natation athlétisme ay série de 400 mètres dañuy fàttaliku moment yi nekkee ak benn en stage ak benn entraîneur bulgare daf ñu defloo beaucoup de série de 400 mètres 400 mètres nag mooy tour de terrain boo arrivé à faire def ko rek en moins d'une minute rek moom mooy mën nga bëree li ñu naan 5 minutes de combat boo arrivé à def moins de 1 minute mais maaw jëlal benn mbër rek nga def ko 400 mètres 2 minutes du tax mu agsi parce que man bi ma koy débuté ci sama jeune carrière en 86 dama ko war a commencé def ay 1 minute 30 mujj kii le coach di ma boosté yenn saa yi ma ñëw ba tolloog série 100 mètres bi mu ànd ak man forcément moom mujj ma koy def 1 minute mujj ma koy def moins d'1 minute ci laa commencé am condition physique boo xamante ne fa extraordinaire parce que da ngeen di gis ni mu gàttee noonu terrain bi ni mu gàttee va et vient ak déplacement ak marquage yi sooy jox condition physique bu extraordinaire et puis encore daf lay jox souplesse nga les di tëb di sànni ay pañe nga ñëw rugby nag mooy épreuve de force ay kii fa am ay daje ay mbëkkante ay tamponante ay jaayante doole ak jël bal bi këf ko daw gars yi dàqi la yëpp dañ ko daan def natation daf lay indil nag li ñu naan daf lay relaxer muscles yi allongé ko nga amaat benn condition physique boo xamante ne surtout boobu def apnée mooy nga dugg ba ci suuf toog fa benn 1 minute 30 benn 2 minutes selon li nga capable sans nooy yi génnaat yëpp dafa bokk ci ay entraînement yoo xamante ne dafay yokk mbër mi donc daal loolu mooy sport yi nga xamante dafa parallèle nekk ci côté wu bëri boo xamante ne mbër daf ko war a def mbër dafa war a gaaw mbër dafa war a mën a daw mbër dafa war a mën tëb mbër dafa war a mën féey donc yëpp ku aligné rek da nga nekk ci mbër yi nga xamante ne ay jeunes yi ngay nekk dans l'arène. li ma koy laaj Tafa Gueye beneen question mooy
ban njëriñ moo am ci organiser face to face avant combat di am ak ban impact psychologique maanaam ci xelu nit ñi nekk seen taxawaay ak yëpp lay loolu di am ci ñoom. léegi nag ma ñëw ak encore ba tey monsieur Guiro ci li nga xamante ne moom mooy li ñuy wax signature de contrat. je pense que ne signature de contrat ay ñaari mbër jàkkaarloo yàllaa ngi dogale mu commencé ci man ak Mor Fadam en 1993 tax ko yàgg trop quand même booy xoolaat xam naa boobu temps Fama tout tànk bu ndaw la woon mook Mada moom mu toog nga gis ne kon yooyu jamono da nga daan ñëw sol lu rafet mbër mi sol lu rafet temps yi daawuñu sax sol sponsor ndeysaan ñu ñëw toog kii sol sabadoram kii sol t-shirtam kii sol vestam ñu ngi toog weccoo ay kaddu te jamono bu ñu nee 9h ngeen ñëw ci face to face bi ñëpp day ñëw 9h avant 9h sax dañuy ñëw kallu di xaar retard bi kay dinaa nekk ci organisateur bi mbaa télévision bi léegi nag da ngay gis benn mbër bu ñëw toog 3 heures de temps benn mbër mi doog a ñëw mbaa benn mbër bi ñëw sax benn mbër mi du nangoo ñëw naan su ma ko nuyoo su ma miinee ci biir jàkkaarloo yi ñuy wax naan signature de contrat ñi di ko woowee face to face daf ci am benn bataille psychologique bu ci am ci waxante ya ca jëfante ya ca sottante saafara ya ca moytoonte ya des fois mën nga perdre sa combat psychologiquement parce que waaye gi defal da nga ko xool mu nekk ci état physique boo xam ne nekkoo ci da nga ko xool mu ànd ak kenn koo xamante ne ku mu àndal dañ naan day daan da nga ko xool tiit da nga ko xool masse donc comme boo xoolee ma jël benn exemple ci Balla Gaye numéro 2 bu ngeen def signature de contrat face to face li ci ëpp fan la koy waxee fa lay tàngale sa xol fa lay merloo fa lay déstabiliser fa lay yëkkatee le droit d'honneur mi ñi fàttali mi beeg Tyson keddee ba dem yoonam mu defee droit d'honneur am tu vois loolu la tàmm moom mooy rythme am mais tamit bu ñëwee ci làmb ji dafay matal sëkk donc yooyu tamit psychologiquement daal day tax dina perte loo ay mbër yu bari ci face to face yu njëkk yooyu di nga sentir ne woy promoteur bi faraluma kee la faral vraiment da lay bilimbaane très souvent mbër yi faible nag ci seen bopp ñoom ñooy am problème yu mel noonu seen diggante ak face to face yi am. moom mi Tafa Gueye nga ne champion la. kenn werantewul di expert. professeur sax la léegi. bu fekkee ne ñu ngi koy xool na mu doon moom génération démb. ak bu tey bii. lan la ci gis comme loo xam ne ni différence la amoon bu woon waaye amul tey wala lu am tey te amul woon démb ban différence moom la ci gis. génération bi nga xamante ne moo nekkoon génération ñoom Moustapha Gueye ñoom Aline Diouf ñoom Ibou Ndafa jëm suuf bu wàcc ñoom Tyson ñoom Sallo di law ba ak aujourd'hui ci ñi nga xamante ne mooy ñoom Gris Bordeaux Balla Gaye ak Eumeu Sène dafa am différence bi certainement mooy ñun dañoo jaar ci tàggatu maanaam dañoo fam ñu wëroon suñu ay mag yoo xamante ne ay mbir la ñu woon ñu xool fi ñu jaar ñu teg fa suñu tànk et puis dañ daan bëri encore li ci ëpp mooy les 65% dañ daan bëri honneur la woon ak am ndam ngay gis mbër mu musaan daanu du sax génn kanam day tëju léegi nag dafay différence bi nag moom mooy dafa am benn enjeu bu ñuy wax enjeu xaalis boobu fa nekkee dafay dénaturiser un peu xaalis nag moom ku nekk xam ne nag moom la ñuy wax docteur soxla yi fu mu dugalul faju c'est bien bon ñu kontaan trop ci xaalis bi gën a bëri ci làmb ji mais la différence daal mooy boo xoolee ci wàllu entraînement ci wàllu loolu ci wàllu tëju ci wàllu yu bëri ñu daan préparé suñu combat ci wàllu cosaan ci wàllu tuus ci wàllu geetaru ci wàllu vraiment ànd ak ay mbooloo yu ma àndal du ma ñëw mukk sama kër di yóbbaale gàcce dafa wuteeg léegi suñu xale yi ak jamono ji nekk nii xale yi léegi da ngay gis ne pratiquement booy xool seen ginnaaw yaa ngi ci biti seen pour ne pas dire taat dañuy sol tubéy wàcc bi ci suuf dañuy ñëw ci làmb war a sol blouson wala ñu sol yére yi ñuy bàkkoo préféré sol loxo short wala ñu sol loxo jean xam nañu ne le monde est devenu moderne c'est normal mais nag cosaan bi tant que ñu koy bàyyi ci ginnaaw rek day toujours làmb yi dafa am benn charme buy des parce que Mbaye Fall bu leen fàttalee làmb amateur bu nekk li koy indi kii dafa bëgg a gis naka la Tyson di bàkkoo
ba pare su ko saa nga xasee baax ko bëggatul làmb ji intéressé ko ki gis géwél bi naka lay tëggee ñii ñëw aussi di xool luy taaru làmb naka la jigéen gi di sañsee naka la ñuy defee seen grand boubou naka la ñuy tusngaloo naka la ñuy fuddanoo yan yére la ñuy sol ñii ñëw di xool géwél bi muy tëgg lan la ñii ñëw di xool état physique mbër bi te boo xoolaatee nag état physique suñu état physique ñun nga xool Moustapha Guèye mii xool Tyson xooloon ay Bombardier ñoo topp suñu ginnaaw tuuti xool mbër yi seen état physique ñu meloon wuti nag suñu état physique yi nga xamante ne ñëpp a koy critiqué donc physiquement rek ñun ñoo gënoon baax et aujourd'hui nag ci te alors que léegi nag ci la yëpp mën a gën a dajaloo nag pour gars yi nekk ay champion les salles de musculation moderne lan ngay naan pour sa graisse wàññeeku yooyu amuñu ko ñun ñu naan ci ndox mi rek duñ daawuñu sax ndékki ndeysaan ndax amuñu sax ay moyens yu ñu ndékkee dem entraîné ji lu ñu suñu kër togg lañ daan lekk xamuñu lu ñu togg lu ñu toggul mais léegi nag diététicien am na sophrologue am na y a beaucoup de choses yoo xamante ne mi ngi ci àdduna bi pour ñoom ñu yóbbu làmb ji foo xam ne ñu mosuñu ko fa yóbbu mais nag c'est vraiment le contraire chacun pour soi la ñuy def et le reste nag c'est nekk ci loolu daal mooy vraiment la différence bi am suñu diggante ñun ak ñi nga xamante ne ñoo topp suñu ginnaaw. alors gis ngeen moo consultant ni nga xamante ni moom la tontoo question yu am maanaa yooyu nga xamante ni monsieur Mody Guiro moom la ko posé fu mu mënti nekk ci monde bi ak loo ko mënti cukk rek dalay ci daal di tontu ba mu mat day daal di nekk tout le temps ak li nga xamante ni moom mooy qualité qualité bi ko tontoo Baye Fall di ko tuppee saa su nekk léegi on va regarder une page de pub des fois ci plateau bi à tout de suite. de retour sur le plateau di jaajëfal bu baax ki nga xamante ni moom mooy Bisik nag di banque bi nga xamante ni ñëpp moom la ñu taamoo macha allah gis ngeen ko nii ni mu xarañee noonu la ko ñëpp wóoloo noonu la ko ñëpp demee di dénk foofu seen xaalis parce que dañ lay gunge ci say projet dañ lay gunge ba nga réaliser bépp projet boo fa mënti déposer di la gunge di la sàmmal sa xaalis di la wan naka nga koy tegee ci yoon ba doo ci am benn problème moo tax instant bi xam ngeen ni saison bi tëj na moo tax ba mbër yëpp dañoo dem wóolu Bisik dénk fa seen xaalis donc ba saison bi tëjee ba tey yëguñu ko benn yoon parce que seen projet yëpp réaliser nañ ko te sonnuñu benn yoon donc kii mooy Bisik kii mooy waaji kii moo fi nekk mooy sponsor le meilleur sponsor laa ko tuppee parce que macha allah li muy def daf koo wóolu moo tax bis bu nekk ñu ngi koy waxal lu baax fii ci L'Oeil du Tigre suñu invité spécial bi bàyyigul moo consultant ba tey mën koy poser ay questions battre na ay kartam jël na ci ñaari combat yoo xamante ni moo consultant loolu yow yaa ko moom Mody Guiro moom moo la ko posé léegi wax ko combat yi mën na nekk wala mëntu nekk nañ nekk seetaan daal di dellusiwaat léegi-léegi maa ngi laaj Tafa ci di ma ko waxee rek diggante Boy Niang numéro 2 ak Garga Mbossé nan nga leen gisee ci seen taxawaay ak combat bi di ñëw. kan moo ëpp sens. Boy Niang école de Boy Niang Pikine Garga Mbossé dóoraat Parcelles Assainies boo seetloo combat boobu monsieur Guiro dafa am histoire bi mooy lan moom mooy magu Garga Mbossé di Zos dafa daan Boy Niang donc Boy Niang du nangu mag gi ñëw daan ko ba pare rakk yi ñëw daan ko loolu mooy vraiment combat bi au vrai sens du mot loolu mooy li nga xamante ne mooy problème diggante ñaari combat yooyu mais ñoom ñaar nag bu ñu indi seen qualité technique dañuy gis ne Boy Niang numéro 2 c'est un lutteur boo xam ne damiste la buggul trop raak buggul trop weccoo buggul trop bëri bu lëndëm moo dafay bëri bu set ci mbër yu scientifique yi la bokk am nag directeur du droit bu baax boo xam ne du ko dóor mukk te jotul kenn gisugul Boy Niang taxaw di samp jàgg tel comme mbër yi naan guerrier laa da may dóor ma dóor la déedéet moom comprendre na ne da lay dóor te doo ko dóor ci biir loolu aussi mu nekk pied droit ba pare mën def recul fausser sa calcul mën déplacer wu à droite fekk yow déplacer wu nga à gauche mën a ñëw songale te doo ko yëg mën a bëtt sa ay pokotaan mën a jaxasoo ak yow yéen ngi fàttaliku barki Demba Ndiaye bi mu fii daan rek mbir mi nga xamante ne moom mooy Sakka Dior bu école de Mor Fadam di fàttaliku aussi bi mu fii daan mbir mi nga xamante ne moom la ñuy wax Brise de Mer et tant d'autres lutteurs yoo xamante ne ñu ngi ko daan ñëpp technique leen daane bi mu fii daan mbir mi nga xamante ne aussi moom mooy Double Less numéro 2 nekk école de Balla Gaye na mu ko fekk ca place ak ni mu ko pakatee ni mu ànd ak moom ak coup bu mu ko dóor tu vois nga gis na kon ñii ay mbër la ñoo xam ne dañuy calculer Boy Niang c'est un calculateur il calcule ses combats il n'est pas pressé il prend son temps léegi bu ñëwee ci ki nga xamante ne mooy Garga Mbossé
moom tamit mbër la moo xamante ne dafay mboot barki Demba Ndiaye gis ngeen bi ko am na mbër bu laxas ci tànk yi xaru ci kawam mu def ko mboot moo xamante ne ñëpp la surprendre moo nekkoon Aliou Seye numéro 2 loolu yàggul après c'est un bagarreur fàttaliku ñu aussi fi mu daane mbër bi nga xamante ne ça fait un peu en arrière def na ay 3 ans 4 ans ba 5 ans ci ginnaaw fi mu daane assurance bi nga xamante ne gars yi ñemewuñu sax bëri ak moom mu nekk un lutteur traditionnel nga xam ne bu bëggee combat sax daf koy jafe dafa bëggaloo ba mu sonn mu doog ko daan ko mbot mu rëy wala wicci bu rëy bi muy bëreeg en 2000 daf ko tëgg ko bañ mu ko awoo donc moom dafay xeex dafay bëre barki démb moo ñaa gis ngeen dafa paqueté la grosse jël ñaari tànk yi donc ñaari mbër yu song lañu yoo xamante ne bu compliqué ñu daw song la donc ñoom ñaar est-ce que duñ ku nekk du départ rek ñuy dajante mbëkkante seen ñaari bopp yu daje loolu lu possible ci ñaari mbër yooyu gis na ñaari mbër yi dañoo xamante ne nag boo seetloo da ngay gis ne Boy Niang buñ jëmee ci état physique da ngay gis ne Boy Niang moo xaw a am ay muscles un peu tracés muscle long la ba pare ces muscles sont tracés sont dessinés moom Boy Niang numéro 2 après moom élance mu am taxawaay wuuteeg baay bi nga gis ne kon ñoom ñaar seen état physique nga gis ne kii moo gën a musclé nga gis ne Garga aussi moo xaw a ëpp tuuti volume mais kii moo gën a tracé kii moo ëpp volume ça veut dire que ne donc booy xool bu ñu ñëwee ci côté souplesse nga gis ne kon kat normalement Garga moo war a gën a nooy ki nga xamante ne mooy Boy Niang numéro 2 mais yëpp nag ay recto verso la kii moo ëpp volume moo ay muscles certainement moo gën a moins tracé kii c'est un lutteur sec des muscles tracés donc ñaari mbër yoo xamante ne booy xool seen taille sax day tolloo nga xool seen gabarit leen digutale rek moom mooy kii moo xaw ëpp volume parce que il n'est pas musclé nga gis ne kii dafa musclé moo tax seen ñaari mbër ñooñu bu ñu taxawee ci làmb ji da ngay gis ñoom ñaar ñii doo ci gis kenn koo xamante ne moo ëpp doole morom ma làmb ju neex lay nekk làmb ju ñaari mbër loo xamante ne aussi yu yaakaar ci làmb lañu ñu war a def avenir ñu ay lutteurs d'avenir lañu ils doivent faire partie des lutteurs yi nga xamante ne làmb dafay compter ci ñoom donc nag li ñu demandé ñoom ñaar rek mooy ñu bëri ko ci discipline ak yar ak respect ki daan ki daanu du tere làmb continuer di nekk làmb. li may mujj laaj Tapha moom Moussa Ndoye ak Tonnerre ñoom it nga wax ñu ci sa xam-xam. Moussa Ndoye Tonnerre kan mooy daan. waaw Moussa Ndoye écurie Yaraax Tonnerre écurie Pikine mbooloo Moussa Ndoye nekk mbër buy yéeg def fi ay combats yu extraordinaire daan na Modou Anta le tigre de Thiès daan na aussi barki Dembo Ndiaye Alioune Seye numéro 2 rappel ñaar tànk yi ci stadium bi ci stade Iba Mar Diop nekk mbër bu bëri na ak Malick Niang alors c'est un lutteur boo xamante ne il lâche pas il est rapide ba pare nekk mbëru lébu yi expliqué leen ñomb na lu tax ñu nekk ay mbër dañuy génn ci tefes gi wàcc ci gaal gi wàcc ci tefes gi commencé songoo bëre loolu dañ koy commencé à bas âge donc moom lañu màggaale moo tax Moussa Ndoye bi mu ñëw ci làmb ji gars yi sax xamuñu kan la dañ jékki rek Moussa Ndoye mu def ay tournois am ci ay 2 victoires benn défaite continuer encore l'ancien malheureusement pour moom def na 2 ans ou 1 année et demie bëriwul parce que doon bëgg dem dans la cour des grands léegi nag am na occasion pour dem fa parce que muy bëreel nekk na koo xamante ne ñam na Papa Sow ñam na Moussa Dioum ñam na ñoom Sa Thiès ñoo ñëpp bëri naa ñoom mais ki mu bëreel tamit am lu mu soxla ci làmb ji actuellement Tonnerre nekkoon mbër bu ñëpp doon séntu mu fël ci làmb ji ba léegi mën na fël parce que dafa bëree perte combat am contre Papa Sow bëree encore contre Sa Thiès perte ko donc combat yooyu mu perte daf ko indi lu ñu naan la descente léegi nag mu mën a exprimer wu ci kaw ki nga xamante ne talent buy yéeg la pour mu mën a am ci moom victoire pour dellu soit mën a laajaat ñoom Papa Sow mën a laajaat ñoom Sa Thiès ñi ko daanoon ñëpp mën leen laaj war a mën a bëri ñëpp parce que ku jàpp Yékini junior dóor ko bu mu daanu ak tant d'autres mbër yoo xamante ne bëgg naa ñoom daal leen ay jël yu rafet fii ci làmb ji ñooñu dañu mën a wax ne kon moom actuellement moom mi di Tonnerre dafa amoon ay pakastal nag mooy am ay defet yu tegaloo war a revenir donc pour mu revenir nag foog mu daan ki nga xamante ne mooy Moussa Ndoye pour revenir léegi nag bu daanee Moussa Ndoye dafay bokkaat mais nag Moussa Ndoye tamit nekkul koo xamante ne dafa ñëw pour Tonnerre daan ko waaye nag dañ sañ a wax ne aussi su fekkee pronostic day am dañ naan Tonnerre de moo am faveur pronostic yi peut-être à 60% mooy favori bi mais favori nag Tonnerre ne veut pas dire yaay daan ndax nekk nga favori ba taay ñu daan la
moom Moussa Ndoye tamit fekk na koo xamante ne favori la mu ñëw daan ko bu muy daan Alioune Seye junior ñu bari gëmuñu da koy daan Alioune Seye numéro 2 ñu bari gëmuñu da koy daan bu muy daan Modou Anta ñu bari gëmuñu ko woon donc mbër la boo xamante ne dafay créer surprise et puis ñi tolloo taay Tonnerre na ëpp gabar yi donc loolu sax may faal dinañ ci ñëw parce que je pense que ne ñaari mbër yooyu war nañ leen seeti xool nu ñu entraîné muy Tonnerre muy Moussa Ndoye pour ñu gën a mën a expliquer mu gën a leer loolu daal moo nekkoon li nga xamante ne monsieur Guiro mooy combat bi dox ci diggante Tonnerre ak Moussa Ndoye bi nga xamante ne da nga bëggoon ko la ko leeralal. moo consultant ak nee naa leen ak fu mu mënti nekk ci monde bi boo nee ko tëb tëb sax day jug daal di wax ci li nga xamante ni mooy combat yi moo ko ñor moo ci nekk expert donc monsieur Mody Guiro dégg na bu baax li nga xamante ni moo consultant moom la ko tontu muy tonton Tafa depuis Paris léegi nag ñu daal di jàll ci le jeu de l'été miin ngeen ko da ngeen di toog seen kër sax naan wuy ma combat bi kañ lañ ko tëggoon kañ la xewoon kan moo daanu moom tamit def na tee bi xob moom tamit tànn na ay combat am laaj nañ ko ci ay question mu daat ciy tontu léegi ki nga xamante ni moom moo njëkk mooy Tyson contre Bombardier ñu jàll ci bi nga xamante ni moom mooy Cheikh contre Souley Diop ñu daal di jàllaat ci bi nga xamante ni mooy Eumeu Sène contre Gris Bordeaux ñu ñëw ci bi nga xamante ni moom mooy Moussa Ndoye contre Modou Anta combat bu metti woon muy combat ñu ñëwaat ci combat bi nga xamante ni moom mooy Malick Niang contre Géant donc loolu la génne ci tee bi xob bi nañ ko seetaan daal di jël siwaat léegi Voilà, c'est bon. Ban combat la. Tyson Bombardier. may naa ko amateur yëpp ak téléspectateur yëpp.
gis ngeen combat yu neex yi nga xamante ni moom lañ leen may léegi nag dañuy daal di jàll ci taaru lamb miin ngeen ko dañuy daal di sañse defar ba mu baax daal leen di daal ci biir arène bi nañ ko seetaan del si waat léegi xale yu jigéen ñi ni ñu jongamawee ni ñu jekkee machallah je pense que répétition la di wax ni que les filles sénégalaises sont vraiment jolies les femmes sénégalaises sont vraiment jolies répétition lay doon su fekkee dañuy dëkk ci di ko wax léegi nag dañuy daal di jàll ci suñu zapping miin ngeen ko télé bu ñu nekk lañ naan cuuc jël fii jël fee daal di defal li nga xamante ni moom mooy suñu zapping nañ ko seetaan dellusiwaat léegi waxuñu ndax waaw am déet Assane Ndiaye dina am licence promoteur ci ñi nga xamante ne nag ñoom danañu am licence faaw ñu génne lu toll ci 300000 mu wuteeg daaw licence bi 500000 la woon lu waral lu ni mel ay leeralu Thierno Ka ci micro ba léegi Pam Maguette Ba Cheikh Ibra Fall. Tigre bu Somone Tigre bu Lansar teq na ko daw na fekk ko daje nanu jàppante nanu Tigre bu Lansar Tigre bu Somone xëcc na ko jël na ko Tigre bu Somone jël na ko Tigre bu Lansar bañ na Tigre bu Somone xëcc na ko ma ngay bañ daje nanu ñoom ñaari mbëri jàppante nanu gis nga Tigre bu Somone daf ko bëgg xëcc ko baaba jeex Tigre bu Somone moo daan Tigre bu Lansar. dafa yambul dagan ma dem cagin ndax li ma fi def bari na ndax ma limal leen gañ ma limal leen sa njàmbur mi ñuy soow kooku maa ko siif dërëm sàmm bar ñi géej maa ko nax daan Papa Kan sa caaroy kooku maa ko siif liet naa ba Robert Diouf maa ko nax daan sa njàmbur mi ñuy soow kooku ñeenti yoon complètement parce que lamb dafa may day indil nit musiba rek lor na ma lor sama njaboot et que lamb tey su ngay wax dégg naa sax ba sama rak le ministre Youm
ni mbër yi dañu war a porter plainte promoteurs yi. waaw loolu liir naa ko barki démb parce que loi bi dafay interdire xawma lan loi déloyale. dafay interdire aussi kuy plafonner ay cachet mais loolu bu la ko loi di interdire na ko état def mais ñun ñu moom suñu xaalis moom suñu poche li nu neex la ñuy jënd lu nu mënul duñu ko def que le ministre ne nous pousse pas à faire de pousser promoteurs yi à faire des sottises yi ma defoon man. ci la nag ci laa bëri Yékini yàlla def li mu def xam nga mais ma ciy sant yàlla bu baax. nga bëri Yékini yàlla def li mu def bu li yàlla def bon doon dellu si tey lan la keroog combat boobu bu dellu si woon Xaadim na mu ñëwee ak forme bu mu ëndaale woon. xam nga Fapal xulil xamulaw kaara mu ragal yàlla bindu ko ci jëmm ji toog Yékini bi ñuy bëree ñemewu ma loolu la yàlla dogal barke sëñ Fallu Mbàkke di ngeen di bëri Yékini ñemewu la. bokku di may wax ak yow barke salaatul fatiha Yékini ñemewu xam nga ndax man yàlla def na ci man lenn lu ma dal ci làmb rek sama fite ma ko teg ak sama ngor ndax bu ma la waxee ni musuma liggéey taxaw ci sëriñ ne sëriñ bi takkal ma mbër yàlla bu ma jariñ ci làmb musul am kon loolu yëpp fit la quoi. ñoom ñëpp jàpp nañu. Bombardier jàpp na. ñoom ñëpp jàpp 4 minutes 50 secondes. Yékini Bombardier. ñoom ñëpp jàpp nañu bi daw na def déplacement pour xool leen. il a raison. ñoom ñëpp jàpp nañu xool leen. nee nañu teg. 5 minutes de combat. Yékini door na Bombardier door na. gis nga de door boobu muy wut gis nga dafa door pour jàpp tànk ba. dafa door Bombardier fayu. crochet droit ci kawam. Yékini jàpp na ngemb. loxo droitam jàpp na. loxo gaucheam jàpp na. Bombardier benn loxo la jàpp. benn loxo bi di lang. door na Bombardier taxabal na ko. Yékini taxabal na ko. gis nga bu li manqué woon Xaadim ba mënul ñëw ci géej gi lan la woon. waaw boobu bëri naa jóge ci bëre bi am ay tolof ci sama wàllu wér-gu-yaram. man combat nga bëri woon foofu. contre Yékini la woon quoi. bi ma ci jógee am ay tolof bi ma ci wéree yàlla def ma jël Ama Sène bi tey bi ma ko jëlee boobu ci opération laa jógee bi ma jógee ci opération boobu xam nga jógee ci opération boobu ñu naan Ama Sène day daan Xaadim ma ñëw laalu ma ko sax combat boobu moom dama ci rus sax. dama ci indi xeex. dama ci am kersa sax ndax Ama Sène bu demee ba laaj sama avance arbitre soufflé mu naan dama ko loxi xam nga loolu Pape Alé. membre du bureau bi c'est très simple. Aziz mooy premier vice-président dañu ni Gaston Luc Nicolaï. dañu ni président Pape Abdou Fall. waa xaaral dañu ni. président d'honneur. Gaston Mbengue. Luc Nicolaï. sëñ Modou Niang. président Pape Abdou Fall. ñu toog ne Aziz premier vice-président. du dëgg. secrétaire général ñu ni Fallou Ndiaye. Fallou Faye. Fallou Faye. waaw secrétaire général bi. waaw. ñu wëlbatiku ne trésorier Bamba Faye. du dëgg. ak Dieye. donc noonu la ñu fale bureau bi. Zarko koy kal Zarko jël na Siteu. Zarko jël na Siteu. Zarko jël na Siteu. Siteu daan na Zarko.
gis ngeen suñu zapping nee naa leen fépp la ñuy dem daal di jël li fa gën a nekk buzz li fa gën a nekk actualité daal leen koy tegal léegi nag ñu daal di ñëw ci jël bi tonton Tafa ba depuis Paris la leen defal li nga xamante ni mooy jël bu riche combat boo xamante ni metti woon na safoon na waaye moom nag defal na leen jël bi décortiqué na ko ba ngeen mën ko seetaan alors ki nga xamante ni moom la ngeen di ñëw defal mooy Sa Thiès contre Neko Réel nañ ko seetaan dee si waat bismillah. le mbot quoi ngod moom la gars yi di woy troisième pied léegi bu gaalee mbot troisième pied xool Sa Thiès daanaka presque mi ngi ci jaww ji tànk càmmoñ bi mi ngi nii ci jaww ji beneen tànk ndeyjoor bi mi ngi nii ci jaww ji Neko Réel nag tànk baa ngi taxaw ñaari tànk yëpp ma nga mbot Neko Réel entamé na action boo xamante ne victoire donc la fi war a am la moo tax di fa am victoire nag vamos ñu dem. sax ñoom femmes ñi bu ñu jëlee seen bus la Sa Thiès am mooy finition dem ba war a daanu jël sa loxo xaar ne sa loxo bii mooy tax nga rëcc ci combat bi nga takk ko ci suuf waa ngi dem daanu ji loolu mooy finition donc gis ngeen jël bi gis ngeen tonton Tafa ni mu ko defee duñ ci teg dara nag dañuy daal di avancer léegi ci li ci net bi rubrique la boo xamante ni doon nañ leen ko fi tàmmal ay temps léegi nag à la demande générale da ngeen wax nañ ko indiwaat dañu koy daal di tegal ay xeetu yu neex rek la yoo xamante ni ñu ngi ci net bi ñu profité ci seetaan ko dellusiwaat. Les jours de la Korité j'ai acheté ça les bagages à Sandaga ici. J'ai acheté ça, les bagages, je travaille à jour de Korité de Ramadan. J'ai préparé ça, le marchandise, j'ai acheté, il y en a beaucoup,
beaucoup les bagages xam nga n'est pas vu des clients. Ok, le Sénégal y a la crise. Cet événement, les pères de famille, j'ai donné pour les enfants. Le Sénégal n'est pas l'argent. seetaan ngeen li si net bi xam naa ne neex na leen et que semaine prochaine li ngeen bëgg ñu indilaatal leen ko lu leen di neex rek ci loolu la ñuy dox à chaque fois léegi nag ñu jàll ci suñu image bi muy kii kan la del si waat léegi ah ñoo gisandoo image bi bu ma jox leen indice kii syndicaliste bu mag la moo nekk secrétaire généralu CNTS képp kuy liggéeykat képp koo xamante ni ñu ngi respecté say conditions amélioré ko moom war nga koo miin bu baax a baax a baax léegi nag nañu dem découvrir image bi kan la laaj del si waat léegi ci plateau bi. voilà kii mooy Mody Guiro secrétaire général de CNTS ñi nga xamante ni ñoo ko trouvé macha allah bëri nañ woon trop. gis ngeen image bi ñi nga xamante ni trouvé nañ ko bëri nañ trop macha allah waaye tamit ñi passé à côté naan ma Père Cissé la du benn Père Cissé gis ngeen bu baax ni kii monsieur Mody Guiro la xam ngeen ko bu baax ma bàkk nag ñu baax ñi nga xamante ni ñoom tout le temps dañuy ñëw ci page bi di animer tout le temps dañuy ñëw ci page bi di commenter di joxe seen i xalaat di wax li leen di neex ak li leen di naqari kontaan nañ ci yéen amuñu seen fay ñi nga xamante ne nag ñooy 10 premières personnes yi njëkk a trouvé bu ca kanamee dinaa leen wax baaxkat bi nga xamante ni mooy fas yéene may ay bonnes vertus de compte waaye ma lire tuuti rek ci message yi alors ki nga xamante ni moom moo njëkk a wax moom mu ngi tudd Mortala Sarr nee na j'ai été un expert de la rubrique casse-tête en génie en herbe et d'après mes analyses c'est Père Mody Guiro secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal la CNTS alors moom li mu wax leer na nañ ki ci topp ni tudd Macoumba Tall nee na Fama kii Mody Guiro de la CNTS la ki ci toppaat ni Fama kii Mody Guiro la alors ki nga xamante ni moo ci topp mu ngi tudd Sayer Diaw nee na kii Mody Guiro la contentie Tafa Gueye dama lay summil sa anniversaire ni nga doon lekkee yàpp bi wax na dëgg de tonton Tafa yi xeetu xamp dafa ëpp alors ki nga xamante ni moo ci topp mu ngi tudd Mbodji le grand-père Moustapha Gueye le champion de tous les temps kii du kenn lu dul Mody Guiro SG CNTS Fama sama njëkkee kii Père Mody Guiro la yow laay tuddee sama doom merci beaucoup ëllëg sama fans depuis des médias jërëjëf waay ki nga xamante ne moo ci topp mu ngi tudd Kara Diop kii mooy Mody Guiro merci Tafa yow li nga bind leer na ki ci topp tudd Rokayana Kama c'est Mody Guiro ki ci toppaat tudd Moustapha Dia nee na kii Mody Guiro la ki ci toppaat tudd Mansour Sow Mody Guiro syndicaliste cim li nga wax fort na ki ci topp tudd Mamadou Mbaylo Silla nee na c'est monsieur Mody Guiro
ki ci toppaat nee na je cherche ñaareel kii Mody Guiro la ki ci topp tudd Mor Lay Diop nee na si Mody Guiro ñii nag ñoo ñi nga xamante ni ñoo njëkk a trouvé image bi donc gisoon ngeen ko si monsieur Mody Guiro muy secrétaire général de la confédération des travailleurs du Sénégal muy CNTS donc ñoom nag bisik neen daf leen di jàpp ñoom bisik neen daf leen di ubbil bon d'ouverture de compte directement fi nga xamante ni moom mooy bisik doxantu leen ci banque bi wóor banque bi rek ñëpp taamu képp koo xamante ni bëgg nga réaliser ay projet képp koo xamante ni wóolu nga sa bopp wóolu nga li nga xamante ni moom nga bëgg réaliser comme projet rek boo fa doxantoo di leen di gunge dugal la ci seeni branche nga mën a xam bu baax li nga bëgg a def ci say projet. merci beaucoup mbokk yeeg xarit yi nga xamante ni saa su nekk yéenee tàmm di ñu seetaan ci télévision Futurs Médias émission nag tire à sa fin dañu leen di jox rendez-vous la semaine prochaine di remercier sama grande sœur bu baax a baax Mado Diop Mbacké dafay génnu jëkkër ji xam nga jëkkër ji instant bi dafa delluwaat donc du coup instant bi dafa feebar def lompoñ mais la semaine prochaine Inch'Allah elle sera avec moi sur le plateau en attendant que tonton Tafa di pare ay interview am foofu ca Paris alors di leen jaajëfal institut de beauté bi nga xamante ni fa laa jaar tout le temps di defar sama bopp ngi nekk Sacré-Cœur ñoom yamuñ ci kasi ci coiffure dañuy def soin du visage pédicure manucure def li nga xamante ni moom mooy dampe traditionnelle ñu fekk si la wala nga fekk suñu lépp benn la donc soo leen fa doxantoo dinañ leen ko defar bu baax borom nag di ndeykan tuun maa ngi koy gërëm di ko sant saa su nekk di remercier ki nga xamante ni moom mooy Nabou Diaw femme design moom moo jaar ci robe bi donc doxantu leen fa mu defal leen rafet moom mu ngi nekkee Liberté 5 écritel am ak numéro téléphone am yépp di ngeen ko jot léegi-léegi di ngeen ko gis en bas de l'écran di leen sant di leen gërëm amuñu seen fay tonton Tafa te souhaite d'excellentes vacances là-bas di leen jox rendez-vous Inch'Allah ci yeneen i feem ci yeneen i baax di remercier bu baax tonton Mbaye Fall lépp moom la A ba Z man je fais que répéter lépp ci kaw moom la donc ñu ngi koy jaajëfal ak Mao Cissé ak suñu 4 heures yu baax yi donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine ci yeneen i innovation tonton Mbaye Fall moom comptez sur moom tonton Mbaye Fall moom comptez sur moom chaque jour mu indi lu bees di remercier toute sa famille que j'adore et que j'apprécie. Au revoir. Bonne suite des programmes avec la TFM. Au revoir.